asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Sen TV ak yéen ñuy seetaan ci internet bi seen serviteur Clédor Sène moo dellu si waat di leen àggalil waxtaanu keroog bi ci zircon comme ni ñu leen ko diggee dañuy laayante biir saa su ne ci suñu koom-koom suñu ressource naturelle. Donc bi fàttali nañu ni ñun ñooy 3e producteur mondial u zircon te zircon dafa nekk ñaar benn bu nekk russite comme suuf muy friable ak benn bu nekk donj te xaawu nuroog diamant tey changer couleur buñ koy togg donc ñaar yooyu moo am te am na yeneen minerais yi muy àndal benn bi titane lañ koy wax donc du ma tuddati ilménite sax titane laay wax boo xam ne moo ëpp sax zircon bi parce que moom teneur am 66% la alors que zircon bi 11% moo ci nekk. alors léegi wañ gu weex googu ñu doon waxtaanee keroog bi nga xam ni moom mooy génn ci suuf suñuy togg pour am ci zirconium loolu moom la àddina bi gën a soxla ci wàllu technologie ak industrie parce que boo weesoo propriété boobu nga xam ne dafay résister tàngaay dafa am tam lu ñuy wax perméabilité aux neutrons loolu duñ ko mën a expliquer mais déchets toxiques yi nga xam ni dafa sonnal àddina bi boo ko defee ci mbànd boo xam ni zirconium la mën na contenir tooke bi maanaam radioactivité bi pendant 2000 ans tooke bi déchet nucléaire di génne mbàndu zircon mën na ko tënk ci ñaari junni at nga xam ni du génn te loolu aussi problème la pour environnement ak écosystème ci biir Europe parce que ñoom dañuy liggéeyee xeetu yooyu kooku beneen njëriñu zirconium la ci usines yu mag a mag yi nga xam ni dañuy liggéey ak ay acide nga xam ni day lekk sax ay wañ googu rek la mënulul dara donc yenn industrie yi tamit dañ koy soxla ci lu bëri ci xeetu wañ googu tey dañuy ñëw ci beneen zircon bi nga xam ni donj la te mu nuroog diamant boobu pierre ornementale la boo xam ne comme ni mu leen ko waxee woon buy doog a génn day marron clair marron bu xaw a sàcc beige foncé noonu lay mel mais boo ko lakkee day commencer changer couleur dina jël mauve vert rose couleur yëpp lay jël te taille yëpp lay jël te dañ koy coté en carats comme or ak diamant day am nombre de carats donc valeur am mu ngi dépendre ci nombre de carats bi mu am ak ni ñu ko taillé donc loolu en bijouterie lañ koy utiliser donc kooku njëriñam mooy taaral rek léegi bu donje boobu tamit dañ ciy defar ay vitrocéramique dañ ciy defar ay matériels yoo xam ni pour carrelage ay grès céramique dañ ciy defar tamit li ñuy wax ay verres spéciaux ñu bëri ci yéen njortuñu ni mës nañu téye zircon te pourtant yéen ñëpp yéen a ngi laal zircon bés bu ne te xamul leen ni zircon la parce que dafa am lu ñuy wax les verres spéciaux verre la boo xam ne dafa wuteeg seetu mooy comme verre bi nekk ci seen écran téléphone seen écran télévision bu dee écran plat ngeen am seen écran ordinateur lépp lu tactile par exemple zircon la dañ ko defaree kon dafa wuteeg seetu bi nga xam ne boo ko bàyyee mu wodd day toj tasaaroo mais bii boo ko bàyyee mu wodd mën naa sax bañ a toj te bu tojee it du tasaaroo seetu bi boo ci defee sa baaraam doo am dara mais bii da nga ciy mën a def ay programme ak ay application yoo xam ni dafa nekk lu digitronique maanaam sa baaraam day déclencher benn impulsion boo xam ne da koy jox moom benn commande donc dafa nekk conducteur en même temps donc boo jëlee bic wala bant nga teg ko ci sa écran téléphone du def dara mais boo ci defee baaraam wala loo xam ni conducteur la ci lay réagir léegi loolu day mel ñu mel ni Android ay OS ñu concevoir ay logiciels ay programmes yoo xam ne ay milliards de points ci biir écran yi dañ leen di sant ay mission ñu koy def nga gis benn application boo xam ne dañ koy réserver benn carré bu ndaw mais boo ci tegee sa baaraam mu ubbil la beneen bunt boo xam ne da ngay dugg feneen et cetera ngay mën a défiler ci say menu ak yépp ci loo xam ne beneen xeetu matériaux mënu ko kon tous les jours ñu ngi profiter ci avantage du zirconium ci wàllu technologie te
duñ ci am gis-gis bu leer wala xam-xam bu leer kon ñun ñëpp téye nañu écran tactile wala écran ordinateur wala am téléviseur suñu kër kon ñu ngi dund ak loolu tous les jours bëri na ay dérivés zircon yoo xam ne ñu ngi dund ak ñoom tous les jours mais duñ ko sax njort duñ ko sax xam kon kooku benn application la tamit ci li nga xam ni zircon mën na ko am ci njëriñ ci wàllu science ak technologie kon benn bi mooy les verres spéciaux beneen bi mooy pierre ornementale yi mooy bi nuroog diamant mais dañ koy utiliser tam ba ci médecine ay prothèse dentaire mën nañ la defaral yax boo xam ni comme yax te moom mooy gën a dëgër yax mais zircon lay doon mën nañ la defaral bëñ bu mel ni bëñ gën a dëgër bëñ te zircon lay doon mën nañu defar lu bëri loo xam ne dañ ko mën a détailler fii ci technologie ci zircon amul lu mu mënul a remplacer ci ay structure osseuse ak yooyu. état ressource boobu fan la toll tey ci Sénégal zircon bi ni mu amee njariñ ak ni nga ko waxee tolluwaay bi fan la. waaw léegi zircon ñu ngi réserve yi nekk diggante Malika ak Diogo ak Lompoul ba jëwriñ jokkul ñu ngi koy estimer à 800 millions de tonnes de minerai bi nag mooy suuf si nga xam ne dafa amaale zircon ci biir amaale ilménite mooy titane boobu ci biir ak beneen bu ñuy wax rutile boo xam ne solom demeewul noonu moo tax waxuma ci lu bëri mais am na solo quand même parce que moom la ñuy defaree peinture yeeg pigment yeeg yooyu tout ça 800 et quelques millions de tonnes mooy réserve yi nekk foofu mais foofu rek amul zircon Casamance aussi am na zircon zone Niafourang mais Joal Jifeer aussi am na zircon donc zone yooyu moo am zircon mais bi ñu intéressé fi mu nekk nii réserve 800 millions de tonnes la moom la ñu commencé exploiter te Grande Côte Opération ci plan de production am dafa ni moom dina exploiter ci zircon 80 000 tonnes at bu nekk 80 000 tonnes bokk mooy production annuelle zircon kese mais production wu titane bi ëpp na 600 000 tonnes parce que boobu moo gën a bëri donc loolu mooy état de la ressource actuellement ci wàllu zircon nga xam ni dafa séddale ko ci Grande Côte bi diggante Malika ba Ndar ak Joal Jifeer nga xam ni loolu xam naa nit ñi dégguñu sax ni Joal Jifeer am na zircon man relevé naa zircon fii ci plage Vienne bi ci tefes bi dafa tegu nii ci kaw donc am naa échantillon yoo xam ne man maa ko prélever sama bopp te man foofu njortuma woon sax ni am na loolu mais xam nga kooku zone habitée la miin mënu fa nekk donc pour te dire que yàlla wàccoon ak ñun suñu jéeri ji yëpp ay réserve de ressources naturelles la kon waaw ñëwal Sénégal nekk ci ginnaaw Australie ak Afrique du Sud ñetteelu dëkk ni ñu ko waxee ci ndorteel boo xam ne dafay produire zircon loolu ñun njariñ lan la ñuy jural ñun sénégalais yi ndax am nañu ci lu ñuy gis suñu bopp ci loolu nga xam ne ñun ñoo koy produire nekk 3e ci àdduna bi ñun gisuñu ci suñu bopp parce que am na benn aspect boo xam ne dinañ ci ñëw fa ñuy exploiter mine bi fi mu nekk ni ay problème kese la te buñ ko saafarawul dina jur leneen parce que ña fa nekk ñii dañu nangu seen tool ñii dañ leen di noot sax ba noppi dëkk bi suqaliwu ko ji te koom-koom boobu yëpp mu ngi fi ñun 10% lañ ci am te loolu des fois ñu wax ñu leneen lu dëppawul ak dëgg parce que 2014 le directeur des mines dafa ñëw fii ci télévision ni li Sénégal produit ci zircon yëpp 7000 tonnes la te société bi koy exploité moom nee na 80 000 tonnes lay produire par an directeur des mines ñëw ni 7000 tonnes la kooku muy benn mais ñaareel bi ci rapport ITIE ñoom seeni rapport ñoom nee nañu li ñu produire zircon 2016 ak 2014 at bu ne mu ngi toll ci xaalis li ñu ci am ci zircon bi ci xaalis 1 milliard 700 millions benn milliard laa wax de benn milliard 700 millions lañ ni moom la ñu am ci zircon bi jamono ji nga xam ni port Môle 2 kese par mois waxuma la par an day génne lu ëpp 40 milliards
Môle 2 da koy génnee ak Môle 8 mais ñun zircon toute une année 1,7 milliard kon suñu njiit yi war nañ ñi di leeral di ñu wax dëgg moo tax ñun ñu taxaw fii aussi di wecceeg yenn xalaat di leen sensibiliser di leen expliquer tam di leen leeral ci anam ba ñu yoree suñu ressource ak li ñu am lan la ci dëgg ak li ñuy jëriñ kon ñu ngi koy tënk fii ba ci 3e numéro bi ñu gën cee xuus parce que zircon bi am na lu bëri luñ ci war a wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala